mbokk yi jërë ngeen jëf ginnaaw ba leen gërëmee sant leen ñu dellusiwaat ci seen site la Teranga point info ak la Teranga TV ci YouTube waxtaan ak yéen ci actualité ay fan a ngi déggoo leen ñu moo tax tey jii de façon ramassée dañuy laal ci ay mbir mu kenn mënta jégg ba fi ñuy wax tey jii mooy mbiri Aliou Sall ci xibaar nee nañ dina dem wuy ci division des investigations criminelles comme ni ñu wooyee ñëpp appel à témoin moom ñu woo ko ngir mu leeral kon bu ñu ko wooyee mu leeral lépp lu ci génnee rek dina laaj càmbar ak waxtaan lu tax ñu xaar ba réew mi yëpp di bàyyi xel ci équipe nationale bu Sénégal di football ak ni football mel ci réew mi ñu woo Aliou Sall est-ce que nekkul ñi dañoo choisir moment boobu pour rek sëlëm nit ñi parce que boobu xel yi day nekk ci leneen parce que ñoom politique yi ak ñi nekk ci nguurug Macky Sall lu ñu def rek am na lu tax lu ñu def am na lu tax mais duñ jiitu paaka ci mbaram kon dañuy bàyyi noonu xool lan la duggam ci division des investigations criminelles di génnee ci mbiri pétrole ak gaz li waa ji di wax rek suul gaz ak pétrole du ko tee xeeñ léegi ñu ñëw ci mbir moomu gën ci sukkandiku di wax ci benn mbir mu doy waar mooy kàddu yi Aliou Sall mu jëg génnee ci yenn ci yéenekaay jëm ci ni ñi koy xeex ci APR la ñu ne ñi koy xeex ci langu Macky Sall la ñu ne lii du guléet Macky Sall di wax ki di Aliou Sall di wax di jëme ci ñooñu mos na wax ci faucon yi ci palais ba kii di Moustapha Diakhaté génn wax xamadem ak ñàkk yaram jaar ci ay kàddu yoo xam ne ñun mun ñu ci jaar beneen bi ci topp tey ji mu jugaat ci mbiri pétrole bi ne ñi nekk ci ginnaaw lii di dooleel opposition bi du ñenn ñu dul waa APR yi am ñu nekk ci biir moom xanaa tey la ko waa APR bañ bi ko APR di jàppale di ko fal géejewaay waxul woon lii biñ koy jox caisse de dépôt et consignation waxul woon lii biñ koy fal association des maires du Sénégal mun nañ wax ni ñi ko bari ñu ko jàppale ci élus locaux yi ci mouvance bi lañ bokk kon bu waxee loolu tey ji dañuy jaaxal bu dee ni nag pataaralu ñenn ñi maanaam boo gisee soutien bi ñu ko war a jox ak ndimbali dafa des lu waral loolu ñun xamuñu lan moo tax ñoom ñu ne duñ ci àddu lu tax ñi bokk ci mouvance bi défendre ñu ko niñ ko war a défendre loolu ñoom seen diggante la mais dañuy dellu si rek ci li njëkkoon wax ñu ne mbiri Aliou Sall mbiri privé la léegi bu dee mbiri privé la lu ci yoonu APR bu dee mbiri privé la lu ci yoonu mouvance présidentielle bu dee mbiri privé la lu ci yoonu nguur gi waaye nag nguur gi ku leen tàgg tawte mënuñu wax ba génne seen bopp xamul tax danoo juum ci bu njëkk mooy communication Macky Sall waxoon nañ ci ñu dem ba génnee ci ay kayit ku ne wax ci ba El Hadji Amadou Kassé lu mu ci mujj wax ba limogé ko ci mbiri Agritrans yu bari yoo xam ne tey ji wax nañ ko ci kon mbir mi nekkatul mbiri privé mbiri état la mais moom Aliou Sall li ñuy wax rek ci affaire bi man li ma comprendre pourquoi muy dut baram waa APR wala ñeneen naan ñoo nekk ci ginnaaw opposition bi mooy moom dafa bëgg a politiser affaire bi da ko bëgg a yóbbu ci contexte politique parce que bu dee ni mbiri pétrole bi ak mbiri Franck Timis dañ ko yóbbu ci politique rek fa ñu bëgg mu leere du fa leeree mais buñ ko déggee ci mbiri privé nii rek Aliou Sall dañ ko jën jalgati mook ki di Franck Timis léegi moom na ko dem leeral ci wàllu yoon loolu day yomb mais procureur bu mu ñëwee dafa politiquer mbir mi def appel à témoin Macky Sall ñu wax sama rakk wax ne dañ ko singali dañ ma siñ fang jël ko yóbbu ci politique ñu wax a gum ci nguur gi ku ci mel ne Abdou Latif Coulibaly mi ñu jëli dem jëli ku mel ne kii di Seydou Gueye ñoom tamit politique rek parce que ñoom bis bu leen falee lan tàmbalee di wax xanaa bu leen falee dénk la sax benn dossier balaa ngay wax sax di nga ko càmbar mais boobaak léegi noppi naan lu leen noppiloo loolu ñun xamuñu kon Aliou Sall bu yóbbu mbir mi ci politique dafa mel ne danaan dañu ko seetaan boobu nag est-ce que du lu mu leb la moo tax ndaxte kun fay sa bor nga mer la nga leb la moo baaxul te moom bu mu gën a gore Karim Wade bu mu gën a gore Khalifa Sall mais nekk ci tàngooru kaso bi na mu kenn dégg ko onkuwul suuciwul laajul ku ko aw ak ku ko dimbali
boo xoolee ci kooku yow kon waroo ñàkk bay ñànk di jiñ ñi nga bokkal parti te yaakaar ci ëllëg ni ñoom boo bëggoon a falu ci réew mi dara ñoo lay fal nga leen di jiñ kon foofu li waa APR di sikk Aliou Sall waroon a seet yooyu la kàddu te xam ne mbir mi moom la mbir mi Macky Sall te bu dul woon sax ni ci Macky Sall waxee sax Macky Sall mënoon ko cee bañ a tudd mais li Moustapha Diakhaté di wax rek nan communiquer ca njëlbeen nga moo leen indil lii tey lu tax ma ni mbiri Aliou Sall lu bari dañ ko bëgg a yóbbu ci contexte boo xam ne dafa nekk un contexte purement politique mooy li jëm ci mouvement yi ni créé bees ay mouvement tappalekat moi je dis ay mouvement tappalekat pourquoi ma ni ay mouvement tappalekat bi ne mouvement aar li ñu bokk taxaw nañu def ay rassemblement yooyu le naam kii di préfet bañoon na mais mbooloo bi li muy gën di yokk ba poussé Aliou Sall mu quitté caisse de dépôt ay consignation bi mu koy quitté ci maire Guédiawaye la tappale yi njëkkee maanaam politique bi li naan politisation bi ñu ne non Aliou Sall day démissionné lan la def maire Guédiawaye waaye ñu ne waa Guédiawaye génn nañ ñoom ñoo ne bu Aliou Sall démissionné ah ñan waa Guédiawaye te man mu juddoo Guédiawaye xam Guédiawaye nu mu demee ñoon du waa Guédiawaye ay nit la yoo xam ne tey dañ doon politique di sëlëm nit ñi di leen gëm loolu nekk mais Aliou Sall bu bëggee démissionné na dem caisse de dépôt et consignation démissionné fa ndax foofu lañ ko falee démissionné wul ci meeru Guédiawaye mais loolu saupoudrage la woon pour sëlëm nit ñi pour ñu ne non waa Guédiawaye ñoo bañ Aliou Sall du démissionné mu xam ne loolu du jàll ñu teg fële mbir mi mu dem démissionné ñu paree dem ci benn site internet ñu ne daa war ci kaamil loolu moom la engagé man du ma ci wax mais man dama jàpp ni da doon politique rek yooyu yëpp mi ngi jëm ci politique rek mais yooyu du lu yëngal sénégalais yi ndax bu doon nii rek ku nu teg dara nga daan waat ci kaamil kasub kenn du fa des ah te jullit am na nu mu war a waatee am na nu mu war a doxalee kon bu la setalee ci wàllu yoon demal ci yoon nga lijjanti say mbir man foofu laa ko yóbbu kaamil bi waat naag waatul du ma ci dugg ndax du ma seede lu ma xamul. beneen bi ci topp ay mouvement judd ñu ne non ay mouvement sàmm sunu réew ay mouvement ñu imam ulema parce que ajuma kenn war ci marché léegi bu ñu war marché ajuma léegi dañuy marché dimanche wala samedi ah te Sénégal fii ñu yàgg fi marché rassemblement ajuma bi lan la ci nit ñi jublu parce que ajuma boo demee centre ville nit ñi day jullee foofu bu ñu jullee ba pare mbooloo boobu la nit ñi di soxla mais rassemblement yow daa tee kenn dem julli ji juma daa tee kenn dem def kii ni mu tudd xadratul juma ku bëgg a dem xadra wala nga dem julli juma nga dem julli ji ku bëgg a dem rassemblement nga dem mais ay nit parce que yu mel ni bu amee daa am ñu ci profité du xaalis ay dóorkat parce que boo nee créé naa mouvement rek léegi ñu luy la mais heureusement 20 personnes la ñu am 20 personnes ridicule ñàkk jom beneen xoolal lu dul mouvement aar lu ñu bokk yeneen mouvement yëpp kenn mënu ci dajale fanweeri nit kon askan wi gëmuñu leen ay tappalekat leen te rendre nu un bon service Aliou Sall kon ñi leen ko santoon danoo lajji boo waxee ñu ne ñoom duñu ay politique ay aar sunu réew te man ma gis ci ñoo xam ne ci enseignant APR bu ma tudd seen tur pour respect mu am ci ñoom ci leen bokkoon mais mbiri Aliou Sall du politique moo koy réglé dañ ko jiñ tuumaal ko ne dem ci division des investigations criminelles wax li nga ko jiñ mu tontu enquêteurs yi def seen liggéey def li ñu war a def moom bu dee ni dañ ko diffamé wala ñu jiñ ko lu dul tëgg mu porte plainte mais ana plainte ba noonu da koy yóbbu BBC ana ñi noonu da leen di plainte ci réew mi ba tey jii mais dara leeru ci président Macky Sall nag woote ci mbiri pétrole bi ak gaz bi ak ressources yi ne lañ koy jëfandikoo ku mu mën a waxal ak ku ko mën a woo ak fu ñu mu mën a woo sénégalais yi xam lu ñu bëgg lu ñu ne ñu génn ci mooy ndóol gi mais jamono ji ñuy jooy loolu yokk nañu carburant bi te pourtant ñun pétrole boobu dañuy xalaat ëllëg bis ñëw ñuy jëndee litre gasoil ak essence lu néew bis bu pétrole boobu amalee njariñ Sénégal kon xeex bi nekkul contre Macky Sall nekkul contre kenn dañoo bëgg a mel ni Dubaï wala ñu mel ni Émirats wala ñu mel ne réew mi ci mel ne Norvège wala ñu mel ne yenn réew yoo xam ne pétrole tey jii da leen suqali tey jii ba ci mel ne Arabie Saoudi ba suñuy ndaw duñ jéggati géej gi di dem tugal ba suñuy ndaw tey jii du nekkati ay sàcc du nekkati ay trian réew mi tey ñëpp dañuy dóor ku mën sa morom duma ku mën a nax sa morom
ci xaalis ngor amatul ngar mi amatul parce que ñëpp dañ ko wékk ci coono parce que danoo sonn mais fi ñuy rendee kenn du fa jooy góom nagam ñi liggéey am dara ñoo sonn ñi liggéeyul nag ñi yor seen diplôme di wër rek kon il est temps que pétrole boobu mu jëriñ Sénégal jëriñ nit ñi ba réew mi nit ñi duñ jooyati am carburant du fi yokkati lekk du fi yokkati duñ amati problème mu tension budgétaire bay dem assemblée nationale ay député yu cuune di may bës Ousmane Sonko yooyu yëpp nañ ci bàyyi xel te xam ne lii lépp tey du politique wala werante nee na bu coow bëree dëgg réer ba tax tey ji sunu réew ay ONG du ñu ñëw di ñu imposer lu leen neex ay ONG du fi ñëw di leen imposer lu leen neex mais heureusement Sénégal am na ay ngarmi Sénégal am na ay nit yi bañ Sénégal am na ay nit yoo xam ne duñu jaay seen diine am na yoo xam ne duñu jaay seen réew en l'occurrence Elimane Kane moom lay terminer di ko rendre un hommage duñ dugg ci détails yi la doon liggéey Oxfam lan mooy njëriñu Oxfam mais tey ji bu dem ba ONG yi mën fi teg tànk tey lu ne ñu dugal ko fi duñ imposer yenn yi dafa fekk ñun danoo mënul suñu bopp dara danoo amul dara mais bu doon ni suñu réew mi tey ci wàllu koom-koom dox na bu doon ni suñu réew mi tey ci wàllu mbay dox na ci wàllu liggéey ci wàllu lépp duñ soxla ay ONG yi ñuy dimbali ba ñuy imposer ay góor jigéen mais heureusement ci Sénégal des na ay Elimane Kane boo xam ne tey jii bu ñu waree wax déedéet dañ naan déedéet kon Elimane jërëjëf mbokk yi kon mu doonoon xalaatu buñ xataab sur la teranga point info ba beneen yoon incha allah.